salaamaaleykum mbokk yi di savo Sen TV l'original ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waaye tamit di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp suñu chaîne YouTube ak suñu page web di am mbégte ak contentement di leen dalal ci émission bii di jubbanti comme ni ñu koy defee saa su nekk mu nekk émission bu nga xam ne dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci l'actualité nationale et internationale. tey nag may am mbégte ak contentement dalal ki nga xam ne mooy Fatima Zahra Wagué wala boog Fatima bu Ousmane Sonko maa ngi lay nuyu bu baax di la bàyyi nga nuyu suñu mbokku internet yu Sen TV. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu aussi sénégalais yépp di ko jaajëfal bu baax a baax moom Fatima Zahra Sonko wala Fatima Zahra Wagué mu nekk ku nga xam ne ku ñu ràññee la ci lii projet bii di Pastef waaye tamit ci wàllum li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi Zahra sama première question jëm ci wàllum politique ana nan nga gisee politique gu Sénégal. waaw xam nga politique gu Sénégal moom balaa loolu sax damay présenté wu maa ngi tudd Fatimata Zahra Wagué ñu gën maa xamee ci Zahra bu Ousmane Sonko ma nekk di yëngatu ci wàllum politique bokk ci parti bii di la Pastef les Patriotes politique gu Sénégal comme ni ñu ko gisee depuis 1960 ba léegi politique boo xamante ni jaay doole la politique violence la politique boo xamante ni tey affaire hypocrisie la au lieu que ñu xool suñu réew nan lañ ko mën a doxalee mais wala politique boo xamante ni tamit dañuy jël lépp jox ko tubaab yi ñun ñu dese ab tuut politique boobu nag lañ fi gis moo tax le parti Pastef les Patriotes bëgg andi changement ci Sénégal. su ma déggee sa ay kàddu donc yow changement boobu moo waral sa adhésion ci li nga xam ne mooy parti bii di Pastef. xam nga man damay wax sama diggante ak yàlla man bi may dugg ci parti bii di la Pastef les Patriotes dama dugg par amour parce que président Ousmane Sonko dama ko gis mu neex ma. dugguma par projet parce que en ce moment dama gënoon a tuuti. j'avais 19 ans environ wala 20 ans donc xawma woon ci politique lu bari dama duggoon par amour finalement nag après la gëstu kan mooy sama leader fan la sama leader jóge lan la bëgg àndil Sénégal après nag ci laa adhéré ci projet bi ba léegi ñu ngi koy doxal. est-ce que loolu tamit jàppoo ne ci wàllum jeunesse bi du lajjateef nga dugg ci li nga xam ne mooy benn parti xamoo fondement yi waaye tamit xamoo base yi. waaw xam nga au début loolu mun nañ la ko nangul mais aussi mënoo topp benn leader boo xamante ni tey aveuglement nga koy toppee parce que boo gisee régime bi fi nekk loolu la ñu bëri dañuy ànd ak régime bi fi nekk mais aveuglement lañ koy toppee man tey dugg naa ci Pastef par amour mais fexe naa ba gëstu kan mooy sama leader lan la bëgg a àndil Sénégal tey ba depuis 2018 ba léegi maa ngi ci parti bi di liggéey pour le Sénégal meilleur. ci wàllum sa leader boobu sax xam naa ci la ñuy àddu mooy le président Ousmane Sonko comme ni ngeen koy faralee di wax ñu gis ne jamono ji li nga xam ne mooy coow li wala boog wax ji néew na torop ana lan nga jàpp ne moo waral loolu. waaw xam nga bu ñu nekkee ci Sénégal il faut ñuy waxante dëgg heure wax bu jotee dañuy wax mais heure liggéey aussi bu jotee dañuy liggéey peut-être tey président amoon na jot ndax amul woon mun naa ne ci dara lu muy def lu dul ci parti bi rek la nekkoon di liggéey tey ñu fal ko mairie de Ziguinchor mu amoon lu mu wax ak wala lu mu waxtaane wala lu mu digaale woon ak askanu Ziguinchor tey nag mu dem foofu noonu ngir liggéey wàññi coow li wàññi wax bi maanaam liggéey pour askanu Ziguinchor nuñ ko falee tey ba mu toog ci biir Ziguinchor na askanu Sénégal aussi am wóolu ko tey ba fal ko président de la République 2024. ci wàllum élection yooyu sax xam naa ci laay desandi ba tey ñu gis ne li nga xam ne mooy Pastef dafa bokk ci benn coalition ñu koy wax Yewwi Askan Wi est-ce que jàppoo ne coalition boobu seen faiblesse wala boog dangeen jàpp ne mënoo leen a jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Macky Sall wala boog Benno Bokk Yaakaar moo tax ngeen créé boobu coalition. bu dee dëgg rek moo neex yàlla président ñun ñoo ko dugal ci coalition bi waaye moom daf ñu waxoon ni nañu dem ak ñun ak le parti Pastef ñu xool natt suñu bopp xool ndax élection locale yi ñun kese dinañ mën a dem mais finalement ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko wër wala ak ñu ko wër nga xam ne ñu ngi basé wu fii ne nañ dem coalition bu ko defee coalition bi dina gën a mën a dëgër dina gën a mën a jàppandi moo tax ñu daal di def coalition tuddee ko Yewwi Askan Wi ñu fas yéene nag boole doole yi pour mun a xool nan la ñuy dóoree régime bi fi nekk. ci wàllum coalition boobu xam naa dinaa ci desandi bu baax parce que ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bi muy dugg ci wàllum politique liñ ko xamee woon mooy système bi fi nekk dama koy xeex donc suñ demee ba benn moment ñu gis ne système boobu moom Ousmane Sonko mi ngi koy dundal wala boog mi ngi liggéey ak waa système bi est-ce que jàppoo ne benn paradoxe la vis-à-vis ci li nga xam ne mooy politique am. liggéeyal ak système taxul nga mel noonu maanaam dañoo nekk ci dëkk boo xamoon ne tey bu fekkente ni benn citoyen tey dafa ne Yewwi Askan Wi laay voter
tey kenn ki nee na APR lay voter donc ñoom ñëpp ci mairie bi waaye ñun ñëpp ay sénégalais lañ donc mbir bi mënul laaj bu fekkente ne yow da nga bëgg Sénégal yeey ku nekk yeeyu askan wi dafa bëgg Sénégal ku nekk APR dafa bëgg Sénégal am naa yaakaar ni war nañ mën a liggéey ensemble. war nañ mën a liggéey mais tamit le fait que ki nga xam ne mooy seen président Ousmane Sonko daan diingat système bi à un moment donné ñi gisaat ko système ci biir système bi day nekk lu nga xam ne tamit dina xaw a lënte xel bu baax. gisuñu le président Ousmane Sonko ci biir système bi xam nga lu tax ma wax loolu. tey Sénégal dafa am loo xamante ni da koo bindoo donc il faut nga ñëw jéem a bokk ci ñoom pour mun a conscientiser raxas xel yi pour nga mun a xëcc leen tey ba système bi fi nekk ñu mun koo baat. tey boo xoolee yeeyu askan wi fi ñu gagné tey. comme ça le cas de Guédiawaye ñoom ñu ngi nii sax ci élection lañ nekk adjoint maire bi moom APR la nekk. xam naa dinañ ci ñëwaat. voilà adjoint maire bi APR la nekk donc ñoom ñaar bu fekkente ni amour la wala bëgg-bëgg ngir wala suqali askanu wala dimbali askanu Guédiawaye moom moo leen tax a jóg jàpp naa ne war nañ mun a am bëgg-bëgg tey pour mun a liggéey Guédiawaye. ñu nekk ci benn mois bu nga xam ne bu symbolique la notamment ci li nga xam ne mooy Ousmane Sonko waaye tamit ci les patriotes yëpp muy mois de mars suñu rappelé 2021 am na ay événements yu fi amoon opposé ki nga xam ne mooy Adji Sarr ak Ousmane Sonko ana ban jàngat nga ma ciy defal wala boog noo ko dundee woon ci li nga xam ne mooy mars 2025. waaw métti di ko nakarlu ndax buñ nekkoon dëkk bu am yoon wala dëkk bu respecté Sénégalais jàpp naa ne suñu 14 mois tey ay xale yu ndaw nga xam ni amoon nañ avenir seen kanam tey du ñu dem. kan nga jàpp ne moo causé loolu yow. man damay ne le président Macky Sall la ak ay njabootam parce que ñoom ñoo tuumal le président Ousmane Sonko ci koo xamante ni danga koo dàq xañ ko ay ak yelleefam tey nga xëy jiñ ko de viol nga bëgg koo gàkkal parce que kooku ñëw na taxaw sa kanam ne faf ni nga doon defee ak ni nga doon doxalee du noonu wala ni nga bëggee yoree Sénégal du noonu ba tax ni nga bëgg koo gàkkal bëgg koo tëj kaso tey jeunes yi. mais tamit je rappelle que ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko Adji Sarr la am ak problème mais du état wu Sénégal. waaye état Sénégal moo nekk ci ginnaaw. loolu nga jàpp waaw non loolu moo am état Sénégal moo nekk ci ginnaaw man damay ne tey bu dul woon sax mois événement mars yi kenn du ma dégg peut-être dinaa def mu ne sama politique dans l'ombre te événement mars yi moo tax tey ñu bari xam le Zahra bu Ousmane Sonko. ci naka lañ la xamee à travers événement mars yi. waaw événement mars yi boobu Tamba laa nekk Tamba nag ku xam dëkk boobu xam ne dëkk bu ñu xaw a fàtte la donc événement mars yi mi ngi ma fekkoon maa ngi waroon a def benn émission boo xamante ni dama amoon ay parrains am ay sponsors ma annulé émission bi ngir gàkkal dem defi marche ngir gàkkal bi ñu bëgg a gàkkal le président Ousmane Sonko muy génn di wax sama xalaat donc loolu tax na ba nit ñu bari ràññe ma ci problème bi am ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko gis nañ ko moom it mu génn di wax. ci loolu sax xam naa dinaa ci ñëw. voilà gis na donc démb benn télé bu mag di Le Monde def benn entretien exclusif ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr muy dëggal bu tey ne li nga xam ne mooy viol bi dafa am. jàngat boobu tamit est-ce que jàppoo ne Adji Sarr ñu ngi koy gën a may doole. waaw Adji Sarr ñu ngi koy gën a may doole ndax bu ñu demee ba Le Monde nga xam ni lu mag la tey di ko génnee di ko wane parce que ci ay loo xamante ni ay nañ ma baal ci kàddu bi ay fen la ci loo xamante ni du dëgg ndax tey réew mi mun naa avancer benn avancée boo xamante ni tey loolu daf ñuy delloo ginnaaw ba tax ni Adji Sarr lu ñu koy wax ni rek mooy jigéen la. jigéen nag dafa am yàlla yenn valeur yu mu ko jox. mais tamit citoyen la comme sénégalais yëpp. am na droit su amee lu ko métti mu dem porte plainte. citoyen la mais nañ def loo xamante ni dëgg la parce que boo xoolee scénario bi yëpp du début à la fin bu dee yow kuy xalaat nga di nga xam ne lii ay waxu caaxaan la ay waxu kasaw la loo xamante ni daal mi ngi nii suñuy 14 morts dee nañ ci ay xale yu ndaw nga xam ne amoon nañ avenir seen yaay tey amoon nañu nekkoon nañu yaakaar ñi ñàkk nañu seeni loxo ñi am nañ ci ay gaañu yu met ñun Tamba am na koo xamante ni ci jawbe dagg nañ tànkam ngir loolu mu nekk xale bu ndaw ne yore woon boutique donc loolu dañ koy ñaawlu ci loo xamante ni xam naa ni fu mu toll nii dossier bi néew moo duñ ko yëkkati waaye buñ ko naree yëkkati tamit dina diis gàll ci ñoom. waaw xam naa ci wàllum Ousmane Sonko sax ma desandi ci waar rek jamono ji mu nekk li nga xam ne mooy maire fële ci Ziguinchor ba am na ay information yuy génn en disant que ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dafa teg ay garde corps yu bëri ci li nga xam ne mooy mairie bi am na ñu nga xam ne xejalu leen fa benn yoon pour ñu dugg si fa loolu tamit nekk na lu nga xam ne askan wi ñu ngi koy jooy te yàggugu fi. mun naa ne information boobu de
ku ko wax xam naa ne wérul jàpp naa ne sax président Ousmane Sonko léegi gën naa yomb gis sax ci mairie de bu Ziguinchor. garde corps yi aussi c'est normal parce que régime bi fi nekk gis nañ ay gros bras la ñuy teg ñoo xamante ni ay nervi lañ dañuy dóor askanu Sénégal tey bu Ousmane Sonko tey jàpp ni que ni sécurité am peut-être bu nekkee foofu noonu mun nañ ko gàkkal moo tax mu jël ay sécurité daal di koy wër ci mairie bi dañ ko koy nangul aussi. parce que ci dëkk violence dañ toll parce que régime bi fi nekk xamul luy sedd maanaam moom xeex la xam defante la xam hypocrisie la xam donc tey bu président Ousmane Sonko jëlee ay garde corps wër ko ci biir mairie bu Ziguinchor loolu dañ ko koy nangul. li nga teg ci kaw régime bi man jàpp naa ne tamit war nga gën a leeral fan nga ko teg parce que lii di régime ki nga xam ne mooy président de la République Macky Sall am na tamit ay réalisation yu nga xam ne def na ko notamment ci li mu jógee rek mooy stade bu bees bi TER beeg yeneen ak yeneen loolu tamit est-ce que yéen opposition bi. jotul ngeen saluer ko des fois. xam nga man dama ne Macky Sall lépp lu mu def da koo war parce que loolu la diggee woon ak askanu Sénégal te mun nañ wax 100% yëpp 5% la ci def. 5% waaw wala 10% la ci def. et donc pendant ce temps ñi ngi wax Sénégal émergent tamit loolu. waaw xam nga ñooñu tam ñu koy wax dañ leen koy nangu ndax démb maa ngi toog si bis ba gaañ bi gisee ñaari terrain yi mu ne pourtant ñu ngi saboté Macky Sall waaye Macky Sall mi ngi liggéey donc loolu dañ leen koy nangul mais man je me dis Macky Sall tey lu baax lu mu munti def tey ci Sénégal loolu daf koo diggee woon ak askan wi tey Macky Sall mun naa ne ñaari jikko la yore xam nga lu tax ma ne ñaari jikko la yore day def ci kaw lu baax di jéem a def ci suuf te gëmu ko dafa nekk loo xamante ni moom lu muy wax gëmu ko waaye nag ñun ñu ngi fii xale Pastef yaa ngi fi booy Sonko boys yaa ngi fi donc lépp loo xamante ni daal dañuy jàpp ni du avancer le Sénégal dañ taxaw wax ko. sànq yaa ngi wax lu nga xam ne lu am solo la mooy ci wàllum li nga xam ne mooy événement marché yi ñi gis mobilisation bi ci Sonko boys yi defoon waaye tamit ngay wax ne heure bu ñu ko yëkkatiwaatee li nga xam ne mooy askan wi wala boog yéen les partisans de Pastef da ngeen di jógaat loolu tamit est-ce que du andiwaat coow. waaw ñun ñu ngi yore ay dossiers yoo xamante ni jëmale ci Adji Sarr Ousmane Sonko ñu tëral dossier ñu tëral plan bi du début à la fin tey bu ñu ko génnee woon da ngay ne déedéet ay kilifa yoo xamante ni tey ngir bëgg a daaneel le président Ousmane Sonko wàññu dooleem ba sénégalais dootuñu am confiance jëmale ci moom bés bu ñu yëkkatee waatee dossier bi ñoom ñooy doon les perdants ndax ñun ñu ngi yore ay preuves yu leer yoo xamante ni. seen preuve yooyu est-ce que mën nga ma ci wax dara. non preuve yi du ma la ci wax parce que ci yoon lañ nekk ba léegi te yoon boobu noonu am na lu ñu nangul am na lu ñu bañal mais koo xamante ni moom mooy responsable di le président Ousmane Sonko bés bu jàkkaarloo ak Adji Sarr wala bés bu jàkkaarloo ak àttekat yi bés bu ñu génnee dossier bi dina yuuxu dina jóg fuñ ko foogeewul. ci wàllum li nga xam ne mooy Sonko boy si sànq yaa ngi koy wax ba ki nga xam ne mooy président Macky Sall moo ngi leen doon tooñ ne mafia kàcc yow nga ràññeeku ci bu baax a baax ba gis nañ ne heure bu ñu waxee ci Ousmane Sonko da ngay génn réagir loolu tamit ana lan nga ciy wax. man damaa nekk membre sax ci mafia kàcc bi ndax mafia kàcc bi ñu ngi organisé wu de telle sorte que ni lépp loo xamante ni yoon may nañu ko dinañ ko def ndax keroog def nañ fi réunion ci siège yu FRAPP bi donc mafia kàcc bi jàpp nañ bokk na outil boo xamante ni tey pour daan régime bi fi nekk wala mun nañ ne population Sénégal ñu fi nekk ñëpp 95% yi wala 50% yi ñu ngi ci réseaux sociaux yi jàng nañu peut-être te kon lépp loo xamante ni message la bu ñu war a passé dinañ ko def waaye lépp loo xamante ni dénonciation la danañ ko kaj-kaj daal di koy jaarale ci Facebook bi. en dehors de li nga xam ne mooy kaj-kaj bi est-ce que tamit jotul ngeen nekk ci le temps de l'action bàyyi wax ju bëri ji tamit parce que waa Pastef dañ leen di taxé ne dañuy xuloo di xeex waaye tamit di saaga képp ku nga xam ne da ngay wax lu jëm ci réew mi. waaw xam nga ñun le parti Pastef le président Ousmane Sonko dafa am num ñu yaree boobu noonu mooy au début kuy ñëw ci parti bi xam nga ni parti bi liggéey moom moo ko tax a jóg parti bi ay action moo tax a jóg yow da ngay am sa alal nga àndi ko kii am dooleem mu àndi ko ngeen daal di bokk mbir bi daal di koy liggéey. léegi nag bu fekkente ni tey mafia kàcc bi dañuy wax rek mais mafia kàcc tey saa yu activité amee wala saa yu Ousmane Sonko defee appel dañuy ñëw. dañuy def seen présence dañuy jaay ay t-shirt dañuy jaay ay Lacoste ci activité ci 23 juin bi gis nañ mafia kàcc ak seeni bâche gis nañ waa ànd sàmm jikko yi aussi bi mu wootee keroog gis nañ mafia kàcc bi présente donc mafia kàcc bi heure bu soxla jotee dañ koy taxaw gis nañ fi def nañ fi ay dons yoo xamante ni ci tabaski bi la woon te ñu ngi koy ñëw reprendre sax ci Korité bi incha allah ak ci weeru koor bi donc ak ay action sociale yoo xamante ni mafia kàcc bi da koy def. mu nekk lu nga xam ne lu am solo la mais nga nekk ndaw di yëngu ci li nga xam ne mooy politique ci parti bii di Pastef bi nga duggee ci parti beeg léegi ana ban expérience wala boog lan la jural. waaw lu bari
ndax man damay ne le parti Pastef les patriotes dañ maa yar dama koy wax toujours le président dañ maa yar ndax boo fekkee ndaw boo xamante ni amul woon benn yitte ci àddunaam koo xamante ni mun naa ne teg ataaya ci taatu garab tey la amoon mu jékki-jékki am benn changement tey ku xam Zahra bu Ousmane Sonko ci politique nga ko xamee wala peut-être ci ay association islamique kon tey mun naa ne le président Ousmane Sonko am na changement bu bari bu mu def ci man ndax tey bu askanu Sénégal soxlaa bu askanu Tamba soxlaa mun naa déplacé wu ñëw ba Dakar ma ne samay activité ndax ànd sàmm jikko yi sax moo ma andi à Dakar Tamba aussi képp koo xamante ni am nga activité bu phare boo xamante ni day développé Tamba da nga ma fay gis donc Ousmane Sonko le parti Pastef les patriotes changé nañu Zahra ci lu bari ndax man dañ may naan sax dama xaw a compliqué parce que yenn foo ak caaxaan yi du ma si dugg man dama nekk loo koo xamante ni damay œuvrer daal ci loo xamante ni yitte askan wi la parce que loolu la ma sama président jàngal loolu la sama leader jàngal bés bu ma defee aussi lu dul yoon dinañ ma woo ne ma Zahra li nga def lu dul yoon après ñu daal di continuer en tout cas ñu ngi leen di sant bu baax ndax parti Pastef les patriotes moom changé nañu ci Zahra lu bari. li nga ko waxee nekk na ay kaddu yu nga xam ne am na solo li nga xam ne mooy parti bi di Pastef def ko ci yow mais parti ku ko xam ne dafa nekk lu nga xam ne lu yaatu la est-ce que yow Fatima Zahra ta personne nekk na ko nga xam ne ku jegee la Ousmane Sonko la wala boog fi nga xam ne dañ fay waxtaanee luy jëmale parti bi kanam yaa ngi fay àddu bu baax a baax. waaw xam nga man Tambacounda lay militer je viens souvent à Dakar mais Tambacounda aussi alhamdulilah jox nañ ma sama cër bi ma yellool ba tax ne heure wax bu jotee damay wax heure jëf aussi bu jotee damay jëf waaye ñun la parti Pastef nekkuñu fii pour chaque jour da nga war a am poste wala di reyante ci loo xamante ni yow say intérêt personnel. mais en général ni ñuy gisee taarixu Sénégal ci politique képp kuy dugg ci politique sa intérêt personnel moom moo la ci tax a dugg. waaw ñun la parti Pastef demeewul noonu da ngay jiital sa askan ba pare daal di jiital sa bopp tey boo gisee le président Ousmane Sonko tey fu mu egg fii loolu moo ko fa eggal man je me dis est-ce que xam nga benn affaire Momar man bokkuma ci liste conseillère à Tambacounda. bokkuma ci parce que am na ay lënt daal yu ci am bugguma ci xuus bokkuma ci mais lan moo waral bokkoo ci da ngaa amul compétence bi pour dugg ci walla non xam nga dama voyagé woon bi ma voyagé aussi ñoom it daal ñu def am ay lënt lu bari lu ñu def kon réeroo am na seen diggante ci biir réeroo am na suñu diggante ndax bu doon ñeneen la amaane ne dinañ réeroo boobu ana lan moo ko waral waaw gudd na trop Momar te su ma sañoon sax nga may ma ci ñaar rek ba ñett su ma sañoon du ma ci nga tënkal ma ko ci gàttal ma xam lan moo waral réeroo bi am fële ci Tambacounda ci parti bii di Pastef. waaw xam naa ñoom dañoo jàpp ni amaane na Zahra munul wala amaane dañoo jàpp ni Zahra xale la te la Pastef ku ko xam nañu xale yi ñoom ñooy jiite te xam naa bu président déggee loolu sax dina doon lu ko metti waaye tamit loolu taxul ma génn ci réseaux sociaux yi kaas ko bu dul tey bi ma ko wax ci émission bi musuma ubbi sama gémmiñ wax ko amaane na peut-être samay xarit mais man dama jàpp ni loolu amul sens xam nga lu tax ma ne Momar loolu amul sens man dama ñëw dans le parti par amour benn mais dama ñëw ci biir parti bi ñu jàngal ma ni que sa askan ngay jiital ak lépp lu ci munta am man du ma dellu ginnaaw ci parti bi parce que am na lu ñu ma jàngal ma avancé si tey ba askan wi bëgg ma ci donc man ma nekk ci liste conseiller wala ma bañ cee nekk loolu man ça m'importe peu damay dem parce que askan wi tey am nañ fuñ ma yaakaaree peut-être dans l'avenir incha allah amaana na dinañ am yeneen instance de décision yoo xamante ni man dinaa fa nekk. mu nekk ay kaddu yu nga xam ne ay kaddu yu am solo la waaye tamit comme sànq ni ñu koy waxee rek yow sa personne est-ce que nekk nga ku nga xam ne ku jege Ousmane Sonko la wala boog yaa ngi déggante ak moom. waaw nee naa sànq ba léegi maa ngi koy bamtuwaat Tamba laa dëkk donc su ma soxlaa le président Ousmane Sonko am na fu ma koy jaarale. su ma wootee dinañ ma ko jox. wala su ma ko soxlaa yaa ngi koy am directement. waaw su ma ko soxlaa dinaa ko gis mais dama ne yow lii tël ma dama ne président bu nekkee ci jàmm président amaane na ci yenn grande assemblée yi rek la ñuy gisante tey bu JPS soxlaa wala bu parti Pastef soxlaa fi ñu nekk day bëri mbooloo mais maag moom musumaa toog mu toog nii. waaw parce que man waaw musul am parce que man dama jàpp ni que moom bu nekkee ci jàmm ak salaam rek ñun ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam parce que man maa ngi Tamba kak ma gis ko wala ma bañ koo gis man damay liggéey sama liggéey. waaw loolu laa ñu génn ci li nga xam ne mooy ay élection locale jubluwaat ci yeneen élection muy législative yi nga xam ne mi ngi ñëw ana ban taxawaay la ci Pastef war a am da ngeen di continuer waat ci coalition bi wala boog Pastef dafay demal boppam. non dañuy continuer waat ak coalition Yewwi Askan Wi bu soobee yàlla
nuñ ko defee woon bàcc yu métti yi ngeen defee woon ci élection locale yi. mais seen bàcc yooyu ki nga xam ne mooy président Macky Sall nanguwu ko parce que soo xoolee ci l'ensemble des communes au Sénégal moom moo leen ci gagné. bien vrai que ville yu mag yi yéen a ci am ndam. waaw mais ville yu mag yi aussi moom mooy affaire bi quand même tey lu ñu munti wax ville yu mag yi tey ñoom ñoo moome kon boo gagné yenn ville yi ci parti boo xamante ni amaane bu mu juddoo yàggul wala ci coalition boo xamante ni bi ñu koy defar jëlul temps boo xamante ni jël na ko lépp dañ koo defar teg ko ci yoon waaye ci ab diir bu gàtt tey mu ñëw def raafale certaines villes yu baree bari yeeyu askan wi gagné ko donc loolu ak mbégte lañ ci am ñu ngi ñëwaat ci élection législative yi tamit dinañ dem ci coalition lu ñu yàlla may ñu jël mais xam naa ni moom député yu baree dinañ leen dégager ci biir assemblée bi ndax assemblée bi dañoo bëgg ne mu nekk assemblée boo xamante ni assemblée bu yaatu lay doon assemblée boo xamante ni ku nekk bu amee kàddoom dina ko fa ñëw teg ñu daal di koy waxtaanee. ci wàllum li nga xam ne mooy assemblée nationale boobu sax ñu gis ne élection du li nga xam ne mooy grande ville yi mais da nga war a dem conquérir lu ci mel ni ay Tamba ay Fouta te gis nañ ne côté boobu amoo leen ci base bu baax a baax ba des fois sax da ngeen di am problème pour am ay représentants ci li nga xam ne mooy bureau de vote yi. waaw loolu de su amee tamit man à Tamba loolu amu fa. parce que foofu laa gën a maîtriser aussi fexe nañ daal liggéey nañ benn liggéey bu mucc ay boo xamante ni école bu nekk ci bureau de vote bu nekk am nañ fa représentant ci àll bi ñun suñu coordinateur Pastef moom moo nekkoon pour le département te xam ne département boo koy gagné aussi il faut nga dugg ci àll yi dugg nañ ci village yu gën a reculé yi boo xoolee defoon naa sax ay vidéo jëmale aussi ci seen condition de vie yu ñu nekkee ci ay élèves yoo xamante ni ci suuf la ñuy toog ñu koy ñaawlu bu baax a baax di wax Macky Sall na gëstu na leen bàyyee xel donc ñun ñu ngi dugg ci àll bi peut-être moyen amul mais parti bi mi ngi doxee benn dox boo xamante ni kii bu amee otom da koy andi kii bu amee xaalisam da koy andi kii bu amee dooleem da koy andi donc ñun loolu la ñuy demee ba tax ni ci àll bi incha allah élection législative yi dinañ fa duggaat dinañ wane sunu mëneen bu soobee yàlla. mbokku internet yu Sen TV je rappelle que yéen a ngi suivre seen émission bii di jubbanti tey nag ma am mbégte ak contentement dalal ki nga xam ne mooy Fatima Zahra xam naa rek ñu continuer ci li nga xam ne mooy waxtaan bi balaa ñoo tëj rek ñu ñëwaat ci point bu nga xam ne bu am solo la li tax mooy mars 2021 mars 2022 mu nekk 1 an boobu ba léegi Ousmane Sonko ak Adji Sarr am coow est-ce que yéen parti Pastef yéen a ngi xaar dem benn procès ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr. maman ñun procès lañ gën a yàkkamti ñun. le parti Pastef les patriotes procès lañ gën a. lu tax ngeen yàkkamti ko. parce que dañoo yore ay dossiers yoo xamante ni ay kilifa ñoo bokk ci biir mbir mi ñoo xamante ni dañoo laale ci dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr te loo xamante ni du dëgg ba pare ñun dafa am suñuy militants wala ay doomu aadama yoo xam ne wala ay jeunes yoo xam ne dañoo amoon avenir ci seen réew ñàkk ci seen bakkan donc ñu nit ñu ngi xaar loolu parce que justice aussi il faut mu def liggéeyam. justice boobu na tëddee njaaxaanaay ñun en tout cas de toute façon ñu ngi xaar procès bu nekkee suba sax ñu jël ndax ñun ñu ngi yore dossier yoo xamante ni bés bu ñu ko génnee yuuxu dina jëp fu ñu ko. ci wàllum justice boobu suñ ci demee kenn ñaanu ko mais ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko justice su Sénégal daan ko ban taxawaay ngeen ci am est-ce que di ngeen accepter li nga xam ne mooy justice boobu lim tëral. parce que xam nga ñun dañoo nekk ci dëgg moo tax du ñu ragal. duñu ragal dëgg yoon moo ko yor. waaw dëgg yoon moo ko yor loolu lañ leen koy nangul mais Ousmane Sonko ñun xam nañu laalewul ak dara ci lii nga xam ni ay waxu kasaw la laalewu ci dara moo tax ñun gëm nañ suñu bopp bés bu ñu demee procès daal lu ñu yoon may dinañ ko jël mais xam naa ne yoon du daan le président Ousmane Sonko ci daan yoo xamante ni amul benn njëriñ ndax xam nañu ci loolu ay foola ak ay caaxaan. mu nekk kaddu yu nga xam ne kaddu yu am solo la ma amoon mbégte ak contentement dalal la sama premier numéro émission bii di jubbanti xam naa rek ma bàyyi la nga tàggoo ak suñu mbokku internet yu Sen TV waaye tamit tàggoo ak li nga xam ne mooy mafia kàcc kàcc. maa ngi nuyuwaat sénégalais yëpp di jaajëfal ñëpp parce que aussi di leen remercier sénégalais yi. ndax ñun suñuy vidéo fu ñu ko yóbbu fu mu egg ñoom ñoo ko fa eggal ñun dañuy dugal ci benn groupe suñu page après ñu partager donc liggéey bi ñoom ñoo koy def ñun wax rek lañ fi mën donc di ziar ñëpp di aussi ziar askanu Tambacounda ndax ñoom it wóolu nañ ñu am nañu cofeel si ñun ndax man Tamba laa am Tamba aussi laay bàkkoo fu mu munti dem malgré nos 45 degrés comme nuñ koy waxee. waaye waaw tàng na trop waaye man fa laa dëkk fa laa jóge te fa laay namoo aussi di jaajëfal sama yaay di jaajëfal sama papa ndax ak li ma bëgg politique bu dee ñoom nanguwuñu ko woon du ma ko def aussi di jaajëfal le président Ousmane Sonko ci yar bi mu ñu yar ci li mu def si ñun di jaajëfal parti Pastef les patriotes ñëpp du début à la fin di nuyu sénégalais yi encore une fois di leen naan Zahra bu
bu Ousmane Sonko amoon na vraiment mbégte ak contentement ci dalal bi ngeen ko dalal ci émission bi di ziar aussi waa Mafia Kaj-Kaj ñu ngi ñëwaat ci Kaj-Kaj yu bu soobee yàlla. di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekk ay kaddu yu nga xam ne ay kaddu yu am solo la ma amoon mbégte ak contentement dalal ci premier numéro bi ci émission bi di jubbante Fatima Zahra Wagué wala boog Fatima bu Sonko mbokku internet yu Sen TV l'original lii lañ leen andiloon di leen jox dig daje beneen yoon ci émission bi di jubbanti.